doon yóbbu fële. alors. ok nataalam wan ni daal ab borom këram moo ko daal di faat ne da doon essayer li nga xam ne moo di pistolet ba mu jëndoon. da nga ma jaxase rek noonu la Libération moom xëy teg ko ci penc mi ci xëtam bu njëkk mu ne une affaire bu nga xamante ni bu troublante la et sanglante en même temps. ndax deret ji nga xamante ni moom moo tuuru waaye jaxase it boppi ñëpp mu ne gendarmerie moom moo ko arrêté moom ki nga xamante ni moom mooy mise en cause bi di wuyoo ci turu Pape Makhtar Diop. mi nga xamante ni mu ngi évoqué ne daf doon manipuler rek ab lawarweer bu nga xamante ni moom la doon essayé waaye nag lawarweer boobu ndek fekk na am na bal ba mu dal ci boppu jabar ja di wuyoo ci Bintu Gueye Mile faf mu faatu ci ginnaawam nag moom Bintu Gueye Mile bàyyi na fa benn doom bu am benn at rek donc moom nag ginnaaw bi nga xamante ni la ko bal bi dal ci bopp noonu la ñàkkee li nga xamante ni moom mooy bakkanam waaye version bi nga xamante ni moom la mise en cause bi wax moom mooy mu ngi jégalu ndax vraiment nekk lu nga xamante ni lu mu tay la waaye da doon essayé ab lawarweer bu mu jëndoon ba mujjee faat ki nga xamante ni moom mooy soxnaam. waaw léegi lu tax essayé ko ci yaayam maam essayé ko ci boppam. moom ci jabar ji rek la ko mën essayer du ensemble. wala boobu mu essayer ko ci ay tànkam moom. déet essayer waaye tiim nit essayer balu bopp tël. essayer pistolet moom. waaw nit. je comprends réew mi nag jot nañu sang ko de. c'est-à-dire que voilà la société. une société malade. c'est toujours ce genre de scénario ngay dégg. subhanallah. mort bi nag dafa révéler beaucoup de questions. waa ji. fan la jëlee fetal bi. neen da ko jënd. 70 000 francs. waa Sénégal kon toll nañ foo xam ne mën ngaa jënd heure bu la neexee nga jënd fetal mel ni kuy jënd bonbon. c'est un problème. c'est un problème ñu ne fetal bi fetalu homme de tenue la. arme bi type d'arme bi ay homme de tenue rek a ko war a. waaw. nan la ñu def ba fetal bi retrouvé wu ci ay loxo nit ñu koy jaayee ko jënd. te amul autorisation port d'arme de. amul biñ ko jàppee autorisation port d'arme. mu toog ci biir di essayer di fo ak fetal bi nee na xamutoon ndax am na munition. c'est-à-dire que voilà des argumentaires tellement légers que aujourd'hui on doit tout faire pour génne toute la vérité waa ji lan lay doyee fetal ci ban activité la nekk bay doyee fetal yàlla. ah kenn comprendre. ensuite les interviews yi ma déglu. koo ci laaj ci famille bi danaan na mos naa ko séen naa ko. wala miinante wuñ noonu wala xamante nañ nii mais xamante wuñ bu baax. le rapport du gars avec la famille jabaram. waaw. parce que man déglu naa famille jabaram mais apparemment les relations n'étaient pas tellement fluides. ndax ñi ma ci déglu yëpp dañ naan la. gisante nañ benn yoon wala xam naa ko mais miinante xamuñu kiñ ko may. et puis waaw maye bi dafa gaaw genre yooyu. ensuite. au moment des faits ana waajuru ku góor ki ndax dañ ne mu ngi kër famille la. kër doon famille sëy lay say waaw. est-ce que exactement ça c'est noonu la demee donc y a tellement de intrigue la daal intrigue la ah te dégg naa ci benn waay mu ne bi mu demee ba gis ndaw si ni bal bi jaaree génn ça veut dire que waa ji fetalam bi jege woon na lool ndaw si. jege woon na ndaw si donc. il faut pas que ñu jël ko tourner ko en fait divers. déedéet. c'est un fait très sérieux circulation des armes ba nit di dem di jënd arme à 70 000 c'est un problème fondamental parce que dañ ko waxoon aussi di ko rappeler waat. suñu dañu 45 jóge ci ay milliards. événements amoon fi ay nit yu yore woon ay fetal. dans des conditions très nébuleuses. qu'est-ce qu'on a fait de ces gens-là? que sont devenus ces gens-là? où sont ces armes-là? c'est autant de questions yoo xam ne tey dañ koy poser sur la table. mais bu ñu weesoo loolu yëpp je reviens encore ci li may wax nous avons une société malade. très malade. nit ñi dañuy rey nit comme kuy rey ganaar et après on en parle comme si c'était un fait divers nit ñi dañu feebar. les gens sont malades te société nag si les gens sont malades et que on n'accepte pas de soigner ces gens-là c'est toujours un problème. des cas vont continuer comme ça. da ngay dégg démb da ngay toog ba sax nga ne mais kii ñuy wax nii ne dañ ko rey mais nit la wala dañ ne tellement que les gens quand ils en parlent mais tu as l'impression que
du bakkanu doomu aadama lañ yóbbu quoi. vraiment. et c'est un fait extrêmement grave yooyu yëpp dañ ko war a teg sur la table et qu'on en parle, qu'on règle ce problème. Mais malheureusement on va en parler pour une semaine ku ci nekk joxe ci sa version des faits. Parce que man gis nga man quand il y a des cas pareils moi j'interpelle toujours les autorités compétentes. Gis nga yii dafay baax les autorités compétentes génn def une sortie pour heurter la conscience des populations sur ce qui s'est passé pour que sénégalais yëpp nag braquer seen attention ci li xew bu ko defee ñu dem au-delà du simple fait que nit nee na moom moo doon fooyee fetal bi rey ndaw si mais ñu avancer xool mesurer à sa juste valeur la gravité des faits mais malheureusement dañ koy kii nii ku nekk génn def sa live ku ci nekk joxe sa version ba finalement on se perd même dans les versions. wallaay on se perd même dans les versions. amul kuñ fi rayoon yàggul. waaw bu yàggul tey ñu ñëw rayaat en fait man je comprends pas nit ñi. trois d'heures bi ñuy àndal bu ñuy rey nit. c'est-à-dire que nan la nit di jëlee fetal di ko foyee di ko tiimale nit. mais il faut être malade pour le faire. Même bu fekkoon ne fetal bi amul bal amul dara mais comment tu peux imaginer nit di foyee fetal di ko tiimale nit. Et culturellement qu'est-ce qu'on a dans nos réalités socio-culturelles lan la ñuy wax ne fetal alalu jinne la waaw. lu nekk mën na ci arrivé combien de fois la ñuy wax loolu. ah mais non des fois daal suñu Sénégal bi fetal moom boo ci deful bal mënu caa nekk. waaw. alalu jinne la ak nangam sangam lu nit defar la jinne defaru ko. arme takk dar la war a doon warul nekk ci ab civil bu xeñ xun léegi nag lii xew ba waa ji jël parce que xam nga dafa am ay distance te distance bi am na nooy toll ak fooy toll ci nit ki warul mën a bëtt ba dem ci beneen côté bi. bu fekkee da ngaa teg ci bopp nit nag balu pistolet ne ko tël forcément mu bënn dem ba beneen wet gi bu moytuwul sax mu bënn beneen mur mais yii yëpp di am wax dëgg fa neex yàlla ci forme yu ñuy war a utiliser arme au Sénégal rek la mais li Samba wax dafa hyper important parce que ñun ñëpp dafa am lu ñu heurté tey suñu conscience. mooy que xam nañu ne y a 45 milliards d'armement yu nekk ci dëkk bi te ba léegi xamuñu arme yooyu ci loxo ñan la nekk. moo tax saa su arme rayee nit rek suñu xel yëpp dem ci 45 milliards d'armement yooyu da nga fàtte ne 45 milliards d'armement ñu ngi doxantu ci réew. ñu ngi doxantu kay te kenn xamul ci yan loxo la nekk. déedéet. moo tax ku arme ray rek suñu xel dem ci yooyu moo tax dossier boobu tamit dañu si war a gaaw baral ñu xam kan ak kan ñoom ñoo yor bu dee Samba dafa yor ci arme yooyu benn. su ma xëysee ma mën a xool nu may toogee ak nu may waxtaanee ak moom. taw lay dugal de. Samba lay pëtaxal de. setalal sa bopp. Samba jëndul arme. non mais comme 45 milliards d'armes yi dafa réer. ci biir askan ku ne mën na cee jot de. ku ne mën na see jot. xam nga bu ñu identifier ñi si yor ak ñi si yorul bu ko defee ñu xam nan la ñuy waxee ak ñoom mais nag comme mbir mi jàpp nañu ko enquête gëm naa ne dina ci am te dinañu mën a identifier xam bu fekkee ne ci 45 milliards d'armement yi la arme boobu it bokk. xanaa dina gën a gaaw a accélérer le dossier bi ndax ñu mën a xam arme yooyu ci kan ak kan la nekk waaye daal lu ci mën ci am mooy métti na trop de Samba. trop nga jël sa doom nga may ko ku nga xamante ni ndeysaan mais àdduna na fa la toll nii gaañ ci xamante wuñu ak seen gor yi. ñooñu mooy xam ne seen doom yi dañ leen xatal seen biir kër yi. waaw ku ñëw rek nga jëlax ka mu dem. léegi question de fond. léegi il faut ñu xoolaat. yooyu ki ngay may sa doom. ci yan activité la nekk. parce que dañ ñu sant dañ ñun jullit mais yow jigéen ki da ngay tànnal say doom ay baayam. bu baax. waaye yow it ku góor kii dañ la wax nga tànnal sa doom yi yaay ju baax. ndax suba du ñu am xas. waaye ana di yow ana di man rek ngeen dajee kenn xamul kenn famille bi kenn xamul ku baax la wala ku bon la activité am lan lay liggéey kenn xamul. xëy rek ñu ne moom de am na jëkkër yàlla na yàlla barkeel sëy bi jeex nañ ci pare nañ ci. c'est comme si yéen daal seen doom daal. da leen xatal ci biir da ngeen doon wut ku daal na am jëkkër dem.
pression sociale de ku ko ci moytuwul Voilà di les nga dugal questions. sa Voilà doom les si questions si de lu fond. kenn xamul Voilà sa les doom questions jaa de ngi fond. nii amagul jëkkër mag nga dangaa war a Non, kii nañ non. ko may nangam Non, ma ne pression naa fi sociale yàgg boobu. waaye dafa am yoo xamante ni jëkkër dañ koy tànn non pression sociale boobu wax dëgg fa na moo yàlla dugal ñu bëri ci tuuxi doona warul tax ngay jëllax nit ki xam nga man démb ñàkkoon na dama leen- say des si dund bi sax gën dem sëy sa jëkkër rey la ah démb bu ma déggee témoignage waaye yi loolu léegi la nag ma tuddi léegi nag yeneen yi si topp mooy fii ndax dëgg mbëggee la nga fa woon koo bëgg ndax nag doo koo essayer. bëgg luy danger doo koy jéem a essayer ci moom de déedéet loo xamante ni daf jël pistolet nga ne da ngay essayer pistolet sa kanamu jabar ah non déedéet waaye nag waa ji nag waa mais am na lu les waxul de non y a quelque chose. am na lu lees am na lu les waxul donc les waxul googu nag nañu si enquêteur bi waaw dimbale parce rek que li mu joxe comme argument dafa Woyof léger na de trop torop. fa woyof Da doon essayer da doon yow yor nga say tànk essayer ko sa tànk ah pistolet ci àll ba lañ koy essayer waaw kenn loolu du ko exemple essayer laa ci la biir jox nekk sax mais nga essayer ko ci nit ci àll ba lañ koy essayer pistolet am na lu nekk ci te kanaa biir bala ngaa fay xaalis kay kanaa essayer ba noppi kanaa fa mu doon jëndee kay foofu la gënoon jekk mu essayer nag dëkk dafa xam jënd ba ñëw ba sa biir kër gi da nga essayer Waaw. wala yow boo jënd looy utiliser da nga koy moom bala ngaa fay kay da nga essayer xam baax na wala baaxul Dëkk léegi daal. façon aussi bi ñuy délivrer suñu autorisation de Port port d'arme. d'arme yi boobu je pense que ni war nañ ko xool parce que bu fekkee ni dañ lay wax demal jëndi arme ba pare nga door a ñëw ñu jàngal la ah loolu it problème la dangaa war a jàng ba noppi nga am autorisation de port d'arme dem jënd ñu certifié la ñëw jox la loolu nag boo ko defulee mais il faut ñu xoolaat yu bëri daal suñu Non, y a àdduna trop dëkk de- bi nu muy doxee ah y a trop de problème et puis ni ko Samba waxee port d'arme dafa am ñoo xamante ni ñoom ñoo ko mérité bu fekkee ni yow aucune menace ne pèse sur toi Waaw. yoroo xaalis bu bëri booy manipuler yoroo looy protéger lu nga xamante ni wax dëgg war ngaa mën a am autorisation d'arme xam nga ñoom Samba yee mérité nañu am autorisation de port d'arme parce que chaque jour menace posé wu si seen kaw mais bu fekkee ni meloo noonu mais lu tax ñu war laa jox port d'arme lan ngay liggéey lan mooy sa activité et cetera donc daal am na yu bëri yoo xamante ni jàpp naa ne war nañ ko mais nag xoolaat réew mi tam war Vraiment, nañ c'est ci très jug de dommage. wax dëgg yàlla war nañu xoolaat suñu nekk Mais- réew mi mënoo toog un mois bu dëgër te déggoo ne rey nañu nit mais mooy li ma lay wax nous avons une société malade société bu malade te nag la responsabilité de tout le monde est engagé tout le monde est engagé c'est yow malheureux. da ngay gis koo xam ne day ñëw mais doomam sax nga laaj ko sax yow ki nga may sa doom moom fu mu dëkk ak lu muy def xamu ko. ne ah moom de dañoo xamante woon fii ci boppu koñ bi nee na daal yàgg nañ xamante pare nañ ci nga jël ko jayax ko comme ça mais ni dalaa xatal ci kër gi nga xëy rek dégg moo ci tax dara woykat bi waxut bëgguma am doom mu ngi noonu mu ngi noonu da bëgg reer doo am doo ko jox donc nous avons des gens malades gis nga depuis un certain temps maa ngi depuis 2 ans maa ngi laaj pourquoi notre société est devenue violente waaye awma ci question réponse réponse du gaaw de les gens sont violents les gens sont violents d'une violence boo xam ne inouïe même pour le débat public sax léegi les gens xajootuñ ci débat public kee laa àndal ànduma kii commencé nañoo reyante lan moo ñu rendre violent da ngay dem ci marché yi nit ñi di xuloo bay bëgg a reyante te bu ñuy xeex da ngay jàpp ne ñii ku ci nekk yaa ngi chercher à ôter la vie de l'autre ay nit yàgg nañ fee xeex mais léegi xoolal xeex yi am ci mbedd mi ñii jël damiti brique ñii jël c'est-à-dire que on est devenu violent mais d'où vient cette violence là mais à côté de ce fait divers démb rek xibaar nañu fàtte naa koñ bi du mu tudd ci banlieue bi pour créer boru 200 francs ah waa boru ji 200 francs poignardé xarit bi mu dee ci 200 francs 200 francs géejawaay fii amoon na fi kaasu café fukki kaasu dërëm café Barça ma gën a royal waaw mu rey fii la. premier garage c'est que ay détails yu nga xamante ni da ngay wax mais comment ñun cette société là yow Barça ak Real yëgul ne sax yéen a ngi leen di bëgg wallaay dëgg nga rey ci nit kaasu café bu fukki dërëm nga rey ci boru nit 200 boru 200 francs nga rey ci paquet nga ne da ngay essayer sa pistolet yow essayer woo fenn fu dul ci sa bopp jabar non booy dañuy dox nii rek mais gis nga booy xam nga topp ce que les gens du amuñu habitude di ko def mooy di waxtaan ak les jeunes mais gis nga booy waxtaan ak jeune monde bi ñu nekk yow da ngay tiit da ngay tiit c'est-à-dire que pour un rien et puis man xam nga la ma jaaxal booy dañuy doxantoo paaka quoi
dañuy doxantoo paaka pour un rien ñu ne génne na paaka bi rey na ko. ñun léegi suñu lépp ay violence loolu la. fii dama koo kaas ba léegi mënatuma kaas arme blanche yi. wax dëgg fa ne yàlla. balaa nga koy xam mbër làmb am ci lay arme blanche yëpp di comme pas génn. possible. nee naa la génnal nañ ma fii naayif ñetti góor yàlla ponkalum góor di dox. waaw waaye yeneen di génnee jam ne ndey nangu sama téléphone. ma ne ko xaaral balaa jam di génn ma wan la ne la tànk am na fi. ma ne yow seet naa leen mënoo leen doon jox téléphone bi rek ñu dem moo gën ngay ah xeex ak ñoom mu ne ma xalaatuma ko sama téléphone bi. moom kay moo tax falaa ko fekk ak benn coup de pied tel. non je te dis te amuñu doole de. ngànnaay bi moom la ñuy ragalee mottali gis nga bi ma ne ko tell beneen waa ji ñëw ma dóor ko kurpañ ci kanam tell beneen waa ji ne ko booy kaale ñu dem. xam nga moo gën ci yéen de. amuñu doole ba pare bu ñuy def ils sont pas lucides. waaw dañuy xam nga dafa am loo xam ne doy tey waar. booy yëpp koo ci fekk booy ñu ngi ne xàng. ñoom ñëpp. booy dañuy xëy di xoolal dañuy xëy di daaju ba ngoon jot ànduñ ak benn lucidité booy ñu ngi koo ci gis mu ngi tux yàmbaa ba réer naan sàngara ba xamatul jànj ak joor mais on n'en parle pas malheureusement dañuy xëy rek on constate les dégâts on en fait la une des journaux pendant Doy une na waar semaine de. et puis ñu retourné waat comme si de rien n'était. léegi bu subaa ñu fàtte bii beneen ñëwaat. waaw ñu nekkaat ci comme noonu rek. comme ça keroog maa ngi yow fii lañ taxaw ci balcon bi gis nga xale bi nekkoon ci waa ji restaurant bi booy bi mu doon xeexal waa ji kay booy bi faa jaar. mel ni kuñ ne ko yow tey boo rayul kii di nekk ci restaurant boo ko Billaahi. rayul doo am jàmm man de maa fi nekk di xultoo ko yuuxu. Marieta moo fa nekk ma ne ko Marieta ma ne ko su ma doon góor damay wàcc si suuf xeex ak kii. non mais parfois. daal Te da réew mi ngay gis yoo xamante ni. non doo mais dama doo toog ma comprendre ne mais quoi. kii kan moo ko yebal ci booy bii parce que li mu bëggoon rek mooy rey ko mais boo ko laajee jotewuñ dara. lu ñàkk fayda. lu nga xamante ni jarul xuloo te wallaahi ku si ñam dem ba ñëw di nga xam ne sa waay buñ la saagawee baalal. buñ la tooñee baalal buñ boo tooñee baalul. c'est-à-dire dafa amul lu jar def yenn yi ci àdduna bi. ndax nag wax dëgg yàlla la fii dara jaru ko fi. déedéet dara jaru ko fi. te ni ma ci nekk métti si rek- jàmm dafa neex de. li ma ci waaye métti rek bala ngaa regretter rek ñu dóor la mënat yi nga dem fa lay toog. te li ma fanaan ci guddi gu métti njëkk. mooy xale bi doon liggéey ci restaurant ba keroog ca xeex ba la bàyyi